jërë ngeen jëfati ci ànd beeg télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru mar mi ponk yi ci gën a fës bokk rek ci examen CFE ak entrée en sixième bi am ni ki tey jile kon ndongo yi ci Sénégal wërngal këpp ñu toll ci ñaari téeméeri junni ak lu teg juróom-ñeent fukk ak lu ca topp ñoom nag ñoo daal di sëgg tey jile te yooyee examen nag jëwriñ ji dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi di Mamadou Talla dem na nemmeeku ji yenn ci centre bu ñu desee si CFE bi ak entrée en sixième bi tamit daanu yegg ba fële nag ca département bu Sédhiou ak la ñu fa jàpp tamit ne ñoom ñoo fa nekk ci ndongo yoo xamante ne wàññi nañu leen daanaka lu toll ci ñetti junni ci candidat la ñu wax ña nga foofu ñoom it tey jii daal di sóobu rek ci boobeep examen ñooñu nag ñu séddale leen booy xool ci ñeent fukk ak juróom-ñaar ci centre beneen ponk ci biir xibaar yi jëwriñ ji ñu gàllu wàllu ko wér-gu-yaram tey jii mbaa boog démb sax laay wax ma nga woon ca Tiwaawoon moom Marie Khemesse Ngom Ndiaye doon fa amal nag akub nemmeeku foofee nag personnel ba ñooy liggéey ci kër docteur boobu ñu duppee maam Abdoul Aziz Sy Dabakh daal di koy teertoog ak sagar yu xonk ñoom ñooñee nag di liggéeykat ya wax lu leen métti bokk na ci seen i ñooñ ñu jàppoon gannaaw accident ba mu amee nag ñu bëgg ñu bàyyi leen jëwriñ ji nag nee na dana def kéemtalaay kàttanam ba wàllu wér-gu-yaram ba foofee nag ñu gën ko dooleel Mballo Dia Thiam bu succès moom ma nga woon ci Tiwaawoon moom it ngir mën a gisee ak jëwriñ ji foofee nag am na kàddu yu ma fa yëkkati di yëglu nag ci grève bi ñu fas yéene soobu ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay doon jàpp fanweeri fan nee na ba benn fan ci weeru sulet daañu bank seen yoxo ci liggéey bi askanu ko maris nag ña ngay ñaxtu ndax ndox mu bon ma ndox yoo xamante ne nag ma ngay taa saa su ne di leen indil nag ay gàllankoor mënatuñu koo dékku nawet bi nag daanaka yegsi na xam ngeen ni ñu ne ci nag ñu ne loolu duñu ko seetaan ndax saa bu ñu ko bàyyee ba nawet bi dikk dana gën a metti ci ñoom mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ko waxee woon ci ponk yi ñaari téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci candidat la ñu wàññi ñu soobu tey jile ci CFE bi ak entrée en sixième bi CFE bi ñu gën ko xam ci certificat ndongo yi nag bëgg koo am rek ndax loolu mooy mën a tax rek kon ñu daal di génn nag ci daara yi kon digg doomi mu nekk nag loo xamante ne tey loolu la ñu seetlu jëwriñ ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi. di Mamadou Talla demoon na nemmeeku ji yenn ci centre li ñu fa xamle nag mooy examen yi daal soobu nañ ci jàmm ak salaam Fatou Bintou Konté Youssou Baro ci leeral. ren ji lu toll ci 293 395 candidats ñoom ñoo inscrire lu toll ci 1884 centres fas yéene jongante ci li nga xam ne moom la ñuy wax examen bi di certificat de fin d'études élémentaires ak concours entrée en sixième pour nag xool li nga xam ne épreuve yi noonu lay déroulé ministre de l'éducation tey demoon na ci yenn écoles yi ba ci njëkk moo di Sainte Bernadette fii nag candidats yi sëgg ci seen i épreuve yi nga xam ne moom la ñuy wax compétence en français. ay 295 000 candidats loolu nag bëri na tuutiwul mais si li ñu jot a gis. si école privée bi ñu gis ak beneen école également publique pour le moment mun nañu wax ne conditions yi sont réunies élèves yi ñëw nañu surveillants yi teew nañu matériel bi également bon na donc di wax ne également si li ñu jot a dégg pour le moment si biir Sénégal donc ça se passe bien. ñu jógee fa dem ci beneen école bu ñuy wax Ahmadou Bamba Mbaxane Diop 1 fii nag responsable centre bi la xamal nañu ne examen yi mi ngi jaar ci yoon. donc centre bi ñu nekk am na téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi candidat ci candidat yooyu am na ñaar fukki jigéen ak ñett ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti góor donc amul absent aussi tous les candidats sont présents il y a pas d'absent candidats yëpp ñëw nañ kenn absenté wul surveillant yi ñu convoqué tamit ñoom ñëpp ñëw nañ ñoom ñëpp ñëw nañ kenn absent wul on a commencé aussi à 8 heures démarrage à 8 heures donc salle bu nekk lu bon am na ñaari surveillant ba ñett waaw am na yoo xam ne am na ñetti surveillant copie yi ñu jot tamit mat na ba sax mën naa xam ne ëpp na sax am na yoo xam ne donc daal suba ba léegi amuñu benn problème lépp a ngi dox nu mu war a dox. session bi nag bu ñu xoolee ay moyens financiers ak logistique yu takku lañ ci def ngir rek examen bi mën a jaar yoon. wax ne si biir examen bi jigéen yi encore ñoo ëpp mooy 55%. di wax ne que aussi le directeur des examens et concours organisé na loo xam ne day mobiliser 20 000 surveillants c'est 19 000 et quelques. Et également pratiquement am nañu disons 10 000
donc bari na quand même au niveau des centres. ministre bi nag mi ngi rafetlu li nga xam ne moom mooy taxawaayu jigéen ñi ci examen bi ndax dafa jàpp ni seen pourcentage am na doole lool lu toll ci ëpp sax 55%. Fatou Bintou Konté ca diwaanu Sédhiou moom ñetti junni ci ndongo amuñu kayitu juddu waaye bàyyi nañu leen nag ñoom ñu def tey boobepp examen ca département bu Sédhiou yëpp lañ fa wàññi ci candidat juróomi junni la ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ñu séddale leen ci ñeent fukk ak juróom-ñaari centre dañu ci ànd ak mbaa boobu ñu déglu Oumar Diagne moom mooy IEF bu Sédhiou ci micro Bakary Konté. ñu jaar yëpp alhamdulilah am na tuuti élèves yu absenté yoo xam ne dinañ jéem a xam lu nekk ci ginnaaw waaye bariwuñu am na tuuti jàngalekat benn wala ñaar yu absenté yoo xam ne tamit terewul centre yooyu mi ngi fonctionné ñu ngi en communication téléphonique ak centre yëpp aussi dans le département am nañu information yu jóge ci centre yëpp et fépp daal macha allah ça se passe bien ñu ngi def épreuve yi ci jàmm amul benn problème. yóbbu nañu chef de centre yi depuis bërka démb pour démb ñu xool bu baax centre yi parce que ci nawet lañ nekk documents yi nga xam ne moom la ñuy yóbbu ci la ñuy liggéey def nañ ko ci ay mallette def ko ci ay imperméable pour ndox bi bañ koo laal. fu ñu toll tamit dañu leen jox crédit téléphonique pour ñuy jokkoo ak ñoom donc fépp fu ci am problème dañ ñu koy signaler mais ba ñu demee ba léegi alhamdulilah amul fenn fu ñu signaler ñu neen ndox mi dafa yàq dara te am na lu mat ñetti junni xale yoo xam ne amuñu ay kayit waaye ñoom ñëpp nag duñu candidat ñenn ñu ngi ci école yi waaye nekk guñ ci classe CM2 waaye ak ay partenaires ci CDPE bi avec madame le préfet et yeneen partenaires ñu ngi liggéey pour ñooñu régulariser seen cas maintenant dama bëgg rek dalal xelu candidat yëpp ak parents yëpp ñu xam ne ñàkk kayitu juddu bi du futu xale bi ci boppam donc mënoo ko bàyyi ci école mu jàng ba CM2 nga ne ko doo def examen parce que amuloo kayitu juddu donc dañuy ut solution ensemble ci problème boobu waaye xale yooyu dañ leen di bàyyi ci classe ñu jàng ba école tëj bu école tëjee itam ñu examiner leen ñu am les mêmes chances surtout ñu dalal seen xel ba ñoom ñu bañ a nekk ci examen di am jiixi jaaxa voilà donc leer na ci seen bopp que ñoom candidat lañu comme candidat yi nga xam ne am nañu pièce d'état civil. gannaaw njàng mi ñu wax ci wér-gu-yaram ak jëwriñ ji ñu gàll wér-gu-yaram gi di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ma nga woon ca kër docteur ba nekk ca Tivaouane ñu duppee Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh personnel ba nag di liggéeykat ya ay pancarte ak i sagar yu xonk la ñu ko teertoo wax li leen naqari bokk na ci seeni ñooñ yooyu ñu tegoon loxo gannaaw accident ba fa amoon ñu ne nag nañu leen bàyyi jëwriñ ji nag dig na leen ne dana def kémt lay kàttanam ba gën a dooleel wér-gu-yaram ba ca Tivaouane Cheikh Anta Diop ak Seyla Tira ñi nga xamante moom moo yor wàllu wér-gu-yaram action sociale dikkoon fii ci Tivaouane doon nemmeeku hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ginnaaw fukki tuut tànk ak benn yi nga xamante ne faatu woon nañ fi ñii di liggéey ci biir l'hôpital bi génnoon sol ay blouse yu weex yor ay pancarte takk ay morceaux yu xonk ñoom nee nañ li ñuy sàkku moom mooy seen naataangoo yi ñu teg loxo ba ñu nekk kasu ñu bàyyi leen ministre de la santé ne nag mbir mi nañu bàyyi yoon doxal liggéeyam. d'accord nañ tey ak personnel bi. ba ñu ñëwee takk nañ seen brassard rouge mu nekk loo xamante ne bu ñu ko gisuloon moo ñuy jaaxal ndax ñoom li ñu wax tey mooy ñun kat waxuñu suñu directeur liggéeyul gis leen ñu ngeen ñu jàppalee ba ñett ñee nga xam ne ñu nga tëdd ca kaso ba loo xam ne kenn ñaanu ko génn nag waxul ne tamit ne dañuy wax ne bu leen benn daan dal bu am impunité ñoom ñëpp d'accord nañ ci loolu. jëwriñ ji sax yokk si ne jamono yi jafe-jafe yi nga xamante ne hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh am na ko taxaw nañ ci temm de ngir indi si seen man-man ba hôpital bi dellu fa mu nekkoon. lépp luy dispositif technique dinañ ko def bu renforcer également ñi fiy liggéey parce que sans gis nga bi ma jotee syndicalisme ma ci CMA bi nee nañu léeg-léeg structures yi dañuy manqué ay personnel. Marie Khemesse Ngom Ndiaye nee na sax njiitu réew mi joxe na ndigal ngir ñu tabax hôpital bu bees fii ci Tivaouane. te nag di ngeen ko gis ay fan yu néew tabax fi un hôpital de niveau 3. ministre de la santé nag daanaka lu toll ci juróomi waxtu nag doon na waxtaan ak liggéeykat yi nekk ci biir l'hôpital bi am na sax ñu jiite ay mbootaayu syndicat jóge woon ci gox bu nekk dikkoon ci Tivaouane ñoom it dalal na leen waxtaan ak ñoom. niñ ko waxee woon ci ponk yi Mballo Dia Thiam moom it ma nga woon foofee ca Tivaouane ngir gisee ak jëriñ ji ñu gàll wér-gu-yaram moom Mballo Dia Thiam ma ngay yëglu nag ne SUTSAS daal daañu jëm ci grève banque seen ko ci liggéey bi lu ko tàmbalee ñaar fukki fan nag lay doon ak juróom-ñeent ci weeru juin jàpp benn fan ci weeru sulet. ñu wax rek ci procès bi nga xamante ne nag kon ñu ngi doon xaar kon gannaaw ba ñu leen tegee loxo
muy ñi fare ci kujje googu di Déthié Fall ak Mame Diarra Fam nag àttekat bi daal di koy dàq kon boobeep procès ba ñaar ki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñoom ci fàttali ñi ngi leen tegoon loxo ci manifester bi mujjoon a am ci àjjuma ji te ñu lànkoon leen lu ñu am ci maanaam dañu leen ko nangulu loon ci wàllu yoon waaye gis nañu leen ñoom ñoo ñu fare ci kujje gi rawatina ak waa Yewwi dañoo daal di rek kon jàmmarloo ne ñoom faaw ñu daal di manifester. Guy Marius Sagna tamit xam ngeen ni moom ci Ziguinchor ba mu nekkoon foofee lañu ko tegee woon loxo gannaaw nag ba mu demee woon di seeti ay ñoñam gannaaw loolu ñenn nag ñi faraak ñoom ñi ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi di ñoñam di sàkku rek ñu teggi loxo kii di Guy Marius Sagna. Madia Diop Sani moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. di leen wax ni suñu xarit yu ñu jàpp sénégalais yëpp ñu jàpp ñu ngi ñaan ñu bàyyi leen. ay foofu di seen place dañuy ñaan ñu bàyyi leen beneen bi mooy ñotu yoon notification buy wonee ni ñii dañ leen di defal nu mu tudd retour de parquet waaye nooy defee retour de parquet benn nit ba pare mënoo ko wax. lii yëpp lan moo ko fi indi mooy ministre de la justice ak ministre de l'intérieur. dañu bëgg Sénégal ngeen teg ko ci yoon teg ko ci démocratie gis nga doole fajul dara boo leen yaakaaree ni nag Sénégal bii ku nekk war nga mën a def lu la neex parce que ministre nga war la leneen la vous rendrez compte loolu moom ala kulli yàlla keneen kuy ñëw dina rendre compte mu neex mu nakari parce que dëkk bi nag duñ fi bàyyi li fi amoon ci Ablaye Wade ñëwaat amaat fi ñiy jaay ay nu mu tudd ay bàyyi leen yàlla dogalu yàlla waxu ndogalu yàlla moo fi jee ndogalu yàlla boo gis loxo jàmbur mu ngi ci biir nañu bàyyi nit ñi nekk ci jàmm ndax jàmm dara. mangook ñu des ba tey ci wàllu yoon waaye nag bii ñu wax rek ci magistrat yi nga xamante ni dañoo taxaw nag ngir natt leen ñoom it ci seen liggéey ana nanu lañ koy doxalee ndax dëppoo nañu ak yoonam déet loole nag di ab loi 2021 ñu ne bu fukki fan ak juróom ci weeru sulet 2021 lu ko jiitu nag am na benn lël bu ñu am rek ngir gën a mën a biral kon boobeep loi ci teewaayu ay magistrats yu fekk yu bokk fële ci cour d'appel bu Kaolack ak Tambacounda ñu ne nit lii dafay baax ñu xam ne itamit ne magistrat dafa war a tegu ci yoon tënku ci yoon maanaam Pape Mbaye Diawo Faly Gueye. bu nu sukkandikoo ci directeur du service judiciaire ci ministère de la justice liggéeyu magistrat yi dutuñu ko xayma ci note yoo xamante ni dañ leen koy jox Abdoulaye Ndiaye di xamle ne bu nu sukkandikoo ci loi 2021 864 du 15 juillet 2021 ñoom magistrat yi nag ngir ñu càmbar seen ab liggéey rek système d'évaluation moom lañ leen di defal. texte bi dafa prévoir ni ñi nga xam ni dañu nekk magistrat hors hiérarchie seen évaluation du am notation chiffrée ñu dañu def appréciation dañu ñaan ñoom seeni chef ñu wax de façon littérale li nga xam ni moom mooy ni ñu gisee ñoom seen liggéey ñi nga xam ne nekkuñu magistrat hors hiérarchie ñoom seen évaluation dañ koy assortir d'une note chiffrée. Deuxièmement dañuy analyser évaluation yooyu pour mën ci tirer conséquence ci politique gestion ressources humaines bi. système boobu di wone rek ne naam magistrat yi am nañ seen indépendance waaye danoo war a wàcce woo ak loi yi nga xamante ni moo leen tënk. magistrat du siège souvent dafay am tendance jàpp ne moom dafa indépendant que dépendrul ci kenn. alors que indépendance bi ñu ko jox mooy indépendance ci ni muy jëlee décision am mais ci ni muy liggéeyee dafa am quand même kilifa magistrat dafa am heure bu muy xëy am na heure bu muy wàcc am na nombre de dossiers yoo xam ne war na koo traité am na temps boo xam ne ci la ko war a traité am benn statut boo xam ne moo ñu tënk et statut boobu moom moo wax li nga xam ne mooy obligation magistrat bi. atelier boobu nag jëm ci waxtaane système d'évaluation bi nga xamante ni moo jëm ci magistrat yi ministère de la justice moo ko organisé lëkkaloo ci ak ambassadeur des États-Unis magistrat yi nekk ci cour d'appel bu Kaolack ak bu Tambacounda ñoom ñëpp teewe woon nañ ko. askanuk mariste ni ma ko xewoon ci ponk yi nag ña ngay yëglu ndax ndox mu bon mu leen sonal lool ñu di ko nokki saa su ne ndox yooyu nag mën a jur giraawaali ci wàllug jàngoro moo waral nag ñu daal di manifester di yëglu di sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen ndax nawet bi ñëw na te ndox yooyu nag dafay gën a kon yokk jàngoro yi dañu ci ànd ak Mamadou Fall Modou Diop ci leeral. yu bon ànd ak nget gu bon a bon tax ba ñu dëkkee maris mënatuñu dund gu ñoŋ ñoom nee nañu ay weer ngi nii gis sax ay at lii ñu ngi koy dund ci seen dëkkuwaay bi li dimbale sonn nañu xoolal état bi comme Nicolas li mu wax gis nga état route bi ni mu mel toutes nos voitures dafa yàqu sans compter ndox bi xet bi rek kenn mënu la ko wax on peut même plus léegi cuuraay moom perte la senteur jaratul dara fii parce que du amaluñu benn njëriñ te noo suñu góor ñi tamit dañoo sonn bu ñuy xëy fajar pour dem julli gi dañuy wiiri c'est pas normal
te lii yàgg na fi ça fait plus de combien d'années. ONAS ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ni lépp lu leen lor mooma. heure bu mu commencé dans 2 heures de temps nga gis fii yëpp dafay fees del ak ndox et eau usée bi la ONAS la du keneen. bu ma yeboo ne ëpp na 1 an réseau bi nii lay def dafay couler te gëm naa ne ONAS li ci nekk dañ ñu ko waxul mooy réseau bi mënatul a dem c'est un réseau qui ne peut plus tenir mënatul fonctionner mais waxuñu la réalité te xam nañu ne réseau la boo xam ne moment bi ñu ko fi def dañ ne réseau bi c'était mal fait moo tax nanguwuñ ko na réceptionné. ñenn ñi jàpp ni sax yëf yi da leen a gàllankoor ci wàllu wérgu yaram. te nit ñi fii am na ñoo xam ne dañu feebar dégg nga man bu commencé odeur yi damay tëju suma kër parce que sama bakkan yëpp dafay sotteeku bu ma respirer odeur yi samay bakkan dafay sotteeku dégg nga loolu naka la nit mun a dëkkee loolu te nga am naa ay kilifa ci dëkk bi amuñ ay kilifa. askan way dëkkee Maristes mënatuñ ko ñoom ñu ngay sàkku ci état bi mu dimbali leen ci nu mu gën a gaawee. dimbale leen ñu wooy cri du cœur la. ma ngoog yooyu yëpp nag yu ci bari ñàkkub assainissement bu ñoŋ dina ko faral di indi moo tax nag tey ñi yëngu ci wàllu assainissement boobu mbootaay gi taxaw ngir yoonal yu ni mel nag daal nay tàggat ñu bari ci ñoom su ko defee nag ñu mën a sàmmonteeg tëralin yi tàggat googu nag doon lu am solo Abdourahmane Dione moom mooy directeur général bi mbootaay bi ëmb lépp lu soxal yoonal assainissement gi ñu teewlu ko ak Fatou Bintou Konté. li ñu dajale fii mooy benn atelier pour former. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu lu ñu woowee assainissement muy lépp lu jëm ci gaanuwaay ak li ci topp ndaxte fële ci association sénégalaise de normalisation dañoo tënkoon ñetti normes yoo nga xam ne ñi ngi traité ci li ñuy wax ay ouvrage de stockage des déchets humains ñu gën leen a xam ci fosse septique yooyu tey li ñu ràññee mooy ne lu ëpp ci population sénégalaise yi moom la ñuy utiliser ndax li ñuy woowee assainissement collectif muy égout yi mënul jël ñu bëri ndaxte ay raisons yu bëri waaye notamment pour seen gestion dafa xaw a cher te fosse septique yooyu dañ gis ne ni ñu koy defee dafay expo. ma nga ñu wax ci leneen France 24 ak RFI nag du yàgg dara daanu tàmbaliwaat nag di diffuser ci réewum Mali loolee la France Média Monde bëgg président directeur général ba maanaam di njiit bu France Média Monde nag tey jii dalal nañu ko njiital CNRA moom moo ko dalal CNRA bu Sénégal njiit li ak CNRA bu Bénin ak Côte d'Ivoire ñoom ñoo sekkoon waxtaan boobu daal di xool nu ñuy fexee daal ba loolee nag mën a sotti ndax ku ne xam na ni ñaari kër yooyu di yëngu nag ci xabaar muy France 24 ak RFI dañu leen tere woon ñuy diffuser ci Mali am na ak diir ci tey jile Mariam Ndiaye ak Pape Sangone Mbaye. am na ni muy demee RFI ak France 24 dinañu tàmbaliwaat seen liggéey ca Mali président CNRA mi dalal njiiti France Média Monde am na ci yaakaar. dañ na woon bu ñu jógee fii incha allah dañuy dem Mali gannaaw bi ñu gisee waaye suñu mbokk maliens yi nee nañu sax du ko jarati. bu ñu waxee li ñu war a wax ba ànd ak ñoom ñu signé une nouvelle convention du ko jarati te li ñu bëgg léegi mooy dem vers une nouvelle convention ak un redémarrage n'est-ce pas des deux chaînes rapidement incha allah. muy ay jéego yoo xam ni am na gannaaw ay waxtaan yoo xam ni PDG wu France Média Monde dikk na fii ci Ndakaaru sekk ko ak njiit yi saytu wàll woowu fii ci UEMOA ak Guinée. waxtaane nañu ci dal lépp loo xam ne moo nekkoon ay réero sunu diggante ak Mali nag dafa yàgg te yàkkamte nañoo bégal sunu ay soppe ya fa nekk li ñu dëgmal nag mooy dinañu bind ab bataaxal njiiti Mali bi yor autorité de régulation audiovisuelle. CNRA nag gannaaw bi muy dox tànki jàmm ci diggante bi li mu bëgg mooy méngale doxalin yi ci bépp makkaan buy liggéey ci wàllu woowu ci àdduna bi yépp. ñun dañu bëgg léegi suñu régulation bi nekk régulation bu ubbeeku sur l'Afrique et le monde ndax li ñu bëgg di dox Europe dox Amérique dox Afrique nekk benn ñu ngi ciy liggéey ñun ñu sax ñu ngi liggéey ci harmoniser nos textes dans les différents organes de régulation ndax xam ñun ñooy organe de régulation de l'UEMOA et de la Guinée dañu bëgg harmoniser suñuy textes ba dara du nekk du wute ci diggante bi.
njiiti Mali yi dakkaloon nañu RFI ak France 24 mi bokk ci groupe France Média Monde fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars bi ñu weesu waaye ñi sekk waxtaan wi jàpp nañ ne fii ak ay bés yu néew réeroo moomu dinañ ko weesu. Mariam Ndiaye ñu lay jaajëfal ñu wax ci tàggat yaram ak fële stade Lat Dior bu Thiès ñuy waajal nag kon final coupe du Sénégal final bi nag léegi tey mu yegg si waaye li ci yees mooy juróom-ñetti junni place moo nekk ci boobe stade ñu ne nag juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ya place ya dañu koy jaay ci final bi maître Pape Sidi Diop bokk ci comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football moo ko wax nee na nag liñ ci jublu mooy rek yokk kaaraange gi ñu teewlu ko ak Cheikh Sadibou Diarra. L'exécutif va se réunir samedi matin à Thiès. comité exécutif fédération bi dina amal ndaje gaawu bii ca suba ca Thiès ngir xamle ñaata la ñuy jox équipe yi di laaj ñu yokk seen ndàmpaay dina am wala dinañ ci xam dara ci samedi bi. fédération bi fas yéene na itam décorer li mu juróom-ñaari nit yu liggéeyal bu baax football bu Sénégal bi nga xam ne kenn mëntu ko weddi. stade Lat Dior ay place ngir toog képp la am loolu moo waral duñu jaay place yëpp 7800 rek la ñuy jaay ci 8000 yi ngir moytu bépp pëccëxoo. Des marques de sécurité comme on dit. ñu des ba tey ci tàggat yaram football tamit ak Ismaïla Sarr mi nga xamante ne nag kon dafa sagal zone 10 ba ca diwaanuk Ndar Géej ak yenn ci service administration ba mu am nag ay ndaje yoo xamante ne sekk na ko ak ASC ca stade Mawade Wade lu soxal nag ëllëgëm ci li muy football moom Ismaïla Sarr ndax ku ne xam na ni équipe boobu mu nekk di Watford nag dafa wàcc deuxième division ndax dafay wàcc ak équipe ba am dafay làmbi feneen lu mu ci mën a doon daal lépp mi ngi aju rek ci daal li muy fekki ëllëg moom Ismaïla Sarr Ousseynou Diop la ñuy fekk ji ca diwaanu Ndar. numéro 10 bu équipe nationale bu Sénégal di Ismaïla Sarr ñëwoon ci diwaanu Ndar Géej amal nag ndaje boo xamante ni jëm ci wàllu football ak équipe yi nekk ci zone 10 Ismaïla Sarr nag jàpp ni lii lu ko manqué woon la tax sax mu wowoon ci ay kilifa yoo xamante ni bokk nañ ci. moom chaque fois loolu laa koy wax fi nga jógee fi ngay dellu si waat boo fi defee lu rafet. boo ñëwee daa fekk lu rafet boo fi defee aussi leneen aussi loolu nga fi fekkaat. chaque année dañ koy def mais tey jii dañu préparé woon pour quelque chose pour zone bi équipe bu nekk ñu xool luñ la jox kontaan rek parce que lii laa xam lii laa tàmm. ñu gis ni ay joueurs yu mag dañuy def investissement ci seen ay gox moom nag nee na loolee dàqu ko te dina def kéemtalaay kattanam ngir la muy am as néew mu koy dugal nag ci diwaanu Ndar Géej. suñu dëkk loo xam ne ñëpp daan ci jëriñu. incha allah daan ci waxtaan ak sama kilifa sama papa après lu mu ñu wax rek incha allah loolu la ñuy def. Watford équipe ba muy joué jamono jii ma ngi ca deuxième division waaye Ismaïla Sarr nee na avenir am lu ne mën na ci ne mën na toog ci équipe bi comme mën na dem ci beneen équipe saison bi di ñëw. damay ci kanam damay rentrer préparer saison prochaine fu may ba xamaguma sérieusement xamaguma ban équipe Watford beneen club. ñun daal dañuy préparer pour équipe yëpp bu nu waree des Watford dañ fay des bu nu waree dem dañuy dem. ci ndaje bi nga xamante doon na ko amal ci stade Mawade Wade moo Ismaïla Sarr daan nay ñaax xale yi nga xamante ni jamono jile ñu ngi football ci diwaan bi ñu gën a góorgóorlu ndaxte jàpp na ni loolu rek moo leen mën a musal. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi moo sotti léegi ci kanam xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop jaa ngeen jëf.